ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd bekk suñuy programme ci TV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës nag bokk na ci coowal suuf ca Wakam Terme Sud askan nga fa xëy tey amalub manifester ci xëccoo suuf bi nga xam ne moo dox seen diggante ak Comico ñetti doomi aadama nag la ñu fa daal di teg loxo lu toll nag ci benn gendarme am fa ay gaañu gaañu bu ñu doyloo kàddu ki nga xamante ne moo ni suñu reporter ba ñu fa teewal di Adama Sarr. Màggal Touba atum 2020 Institut Confucius amal safar étudiant ya fa fësal liggéeyub Serigne Touba Xaadimu Rasul ak ndono gi nga xamante ne moom la fi bàyyi ci kàllaamay chinois la waa Institut Confucius amalee bile safar di reportage bu Aminata Ba ñu nar ko teewlu ci biir jotaay gi. ci biir jotaay gi daañu teewlu itam Baba Ndiaye ñeel ponk gu mujj ci xibaar yi li yéenekaay yi xëy fasal tey jii àllarba fanweeri fan ci weeru septembre atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. Wakam Terme Sud manifester la ñu xëyee tey askan ba fay yeewoo la ko sabab nag di coowal suuf bi nga xamante ne moo dox seenub diggante ak Comico lu toll nag ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti dëkkuwaay ñoom nag la ñu fa bëgg a jëlee ñi nga xamante ne ñoo di njaboot ya fa dëkk waral nag ñoom ñi leen lànk ne duñ ci dal amalub manifester ay pëna ñu daal di xëy lakk ko foofee nag ca Wakam Terme Sud daal di sànnanteeg xeer ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der yi waa gendarmerie. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo xëy dem foofee nag ca Wakam Terme Sud ak waa Descos ay élément Descos ngir rek daal di jëlee yile doomi aadama njaboot yi la ci seen i aj dëkkuwaay ci coowal suuf googee am foofee nag ca Wakam Terme Sud ñetti doomi aadama lañ ci jot a teg loxo benn gendarme am ca ay gaañu ci bile jàppante dox diggante takk der yi gendarme yi ak askan ngay yeewoo ca Wakam Terme Sud. gannaaw kii beneenub xibaar gi ñuy waxtaanee di mbirub Adja Ndiaye di caméraman bi nga xamante ne mooy liggéey ca Dakar Actu te ñu ne nag ñi di takk der yi dañu ko daal di làpp yu metti ba jamono ji nag mi ngi ci loxo yi kër docteur moom Adja Ndiaye kuréel gi nga xamante ne nag moom moo ëmb caméraman yu Sénégal ñoom nag ñoo gontu démb amalub janook taskatu xibaar yi ci màkkaanu Dakar Actu la ñu amalee bi la janook taskatu xibaar yi ñoom nag la ñu nam amal moo di kalaame ci kanamu yoon yile takk der kiñ ci teewlu di Samba Ardo Ba moom mooy rédacteur en chef bu Dakar Actu ñu teewlu ko ci micro ITV. Adja dafa nekk koo xamante ne dañ ko yónni woon ci terrain bi pour mu def li ñuy wax liggéeyam foofu lañ ko agressé juróom benn ay agent de police daal di koy dugal ci fourgonnette bi daal di ko fay dóor en tant que reporter mais surtout également mu di jigéen démb fanaan na guddeem bu njëkk hôpital tey ba ñu xëyee tey nee nañu état bi dafa xaw a détérioré wu parce que tax doon vomir maanaam wëcc lu ñuy wax deret loolu day wane ne carrément kon dóor yi dafa métti alors tey bu ñu gisee le collectif des caméramans tey ñëw devant les locaux Dakar Actu pour se solidariser ci agression Adja Ndiaye ñun en tant que Dakar Actu en victime de cette agression dañ koy rafetlu daf ñuy rek gën a tamit wane leen ne corporation dafa war a nekk lii maanaam solidarité parce que c'est vrai que tey Dakar Actu la démb avant ñun am na yeneen cas yu fi amoon certainement suba yeneen cas également dinañ am loolu la ñuy naan carrément c'est pas normal c'est anormal et dañ ci rek profiter également pour interpeller Aly Ngouille Ndiaye nekk jëwriñ biir kaaraange bi réew mi ku nekk rek carrément il est temps que ñu arrêter di mater la presse c'est comme si la police dañu informer rek pour ñu ne carrément dem leen ngeen di dóor les reporters ce qui n'est pas normal ñu ngi ci terrain bi dañoo war a collaborer dañoo war a liggéey ensemble ku nekk def li nga war a def ci respect ci bonne manière et bañ di agresser nit ñi Adja Ndiaye moom ma nekk on va dire énième agression au sein même ci Dakar parce que avant Adja Ndiaye amoon na fi également tamit suñu photographe Sélène Mbaye bu ñu tamit brutalisé woon boobu ñu bàyyi woon mu jàll mais bii duñ ko bàyyi mu jàll au nom de la liberté de la presse au nom également de toute la corporation moo tax bureau Dakar Actu bi direction bi commettre na avocat yam mu ngi ci papier yi et que ñun dañuy porter plainte contre cette injustice.
ànd gësëm section Abass Ndao ñoom itam daal nañoo gontu démb janook taskatu xibaar yi seen grève ñaari fan nag ñu tàmbali ko tey ci àllarba gi yemoo ko fanweeri fan ci weeru septembre fas yéene ko wëyal ba ëllëg ci alxamis gi benn fan ci weeru octobre atuma 2020 ànd gësëm section Abass Ndao ñoom nag la sabab seen yëglu moo di nag anam bi nga xamante ne moom la directeur général ba yore boobule kërub liggéeyukaay la ñu bëgg nag ñu daal di joyanti seen nekkin ci hôpital Abass Ndao Adja Ndeye Diakhaté moom nag moom mooy ki nga xamante ne moom moo yëkkati kàddu personnel bi ñu teewlu ko ci micro Alassane Nia. c'est-à-dire la gestion même de la structure loolu la ñu décrier ak yenn doxalin yi loolu moo waral coow li mais du question loo xam ne non moom que lii la wala lii nous n'avons pas à demander bi profil directeur mais nous avons également besoin ci directeur boo xam ne nii su ñëwee day ànd ak ñun comme na mu ko àndee woon ba jeexal. waa jël yaa ma neex de moom boo ko déggee mooy jël am ñoo xam ne dañu dem retraite ba pare. nga woo leen jox leen loo xam ne xëy na bu dee amoon nañ ko xanaa warul jege loolu baa kon moom a tolloo kon ça veut dire que nit ki jouiratul ci ay droit de retraite am loolu xam nga yaa ma neex la parce que tout simplement moom moo jiite maintenance beneen bi mooy ay bokk kay su fekkee da nga leen di jël di seet ay ñoo xam ne ñu la favorable la nga di leen favoriser bàyyi ñi ci des bu jël ay nit yoo xam ne nii ba ñu nekkee gone ba tey ña nga fa ba daanaka di fa bëgg a màggate mu tudde leen prestataire di leen xuuxal ñoom ñëpp di leen xuuxal au niveau de la direction di leen wax ne vous n'avez pas le droit de vous syndiquer alors que dañu wax ne kuy liggéey juróom benni weer nga nekk saisonnier sax di liggéey ci entreprise bi juróom benn weer am nga droit syndiqué am nga droit bu élection délégué personnel ñëw nga bokk ci. ñu àddu nag ci lu soxal président de la république Macky Sall ak ndaje bi nga xamante ne jot nañu ko amal démb ca Diamniadio waxtaane lépp loo xam ne mën naa sukkaliwaat koom-koomu réewu Sénégal moom jiitu réew mi Macky Sall la mu jàpp nag jamono ji li mën a sukkaliwaat koom-koomu réew mi faw rek ñu jaarale ko nag di jëfandikoo li nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee ci réewu Sénégal waaye itam gën a ñoŋal sukkali li nga xamante ne moom la tubaab di woowee plateau technique plateau médical fii ci réewu Sénégal moom kàddu yooyee le président de la République Macky Sall yëkkati ca Diamniadio ca centre international Abdou Diouf ti ndaje ba ñu fa doon amal ñeel conseil présidentiel bu ñu jagleel wàllub koom ci teewaayu Babacar Seck. ñaareelu plan d'action prioritaire ñu jagleel ko suxali koom bi nekk na jamono ju baax ngir réew mi dellu fa mu nekkoon ci wàllu koom. La stratégie de bloc équipe qui est une stratégie inclusive participative. tollootunu ci jamono dékku jafe-jafe yi nga xam ni mbas mi indi na ko biñ ci nekkee dafa waroon léegi il faut ñu songu liggéey bi ngir ñu mën a dellu fa nu nekkoon ci wàllu croissance loolu ngir mu mën a nekk naka nin ko defee woon ñëpp ci war a jàpp nguur gi secteur privé bi ak partenaires techniques et financiers yi. Qui ont travaillé avec lui puisque la croissance c'est pas le ministère de l'économie qui le fait c'est surtout les ministères de développement. jàngat yi ñu war a jëli ci mbas mi. bokk na si fexe ba koom gi ñuy jariñoo liñ defari ci réew mi. Produire ce que nous consommons, il est temps que cette question soit jot na ñu indi saafara ci liñ tuddee consommer wala produire local mbay mi ak industrie pharmaceutique nekk nañu secteur yoo xam ni da leen war a jiital ci suxali koom bi dañoo war a fexe ba ceeb bi ñuy bayee ci réew mi. pour que même pour des seringues on puisse importer pour du coton sanitaire. nit ñu doxalee l'hôpital yi dinañ ci indi ay coppite ndax ñu mën a am plateau technique bu gën a baax mën a jàkkaarloo yenn jàngoro yi. donc la question sanitaire doit être prise au sérieux. yëkkati plateau médical bi lu mënatul ñàkk la il faut que ñu indi ay coppite ngir gunge jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir secteur wér-gu-yaram mën a mucc ayib ni ñu yore hôpitaux yi dinañ ci indi ay coppite. ak moyens yi war ndax mënuñu def juróomi téeméeri milliards ci système boo xam ni duñu ko jariñoo ni mu waree loolu mënul nekk il faut ñu indi ay coppite. pour rester dans le même système où on ne peut même pas retracer le malade qui passe. lu mat ñetti téeméeri nit bokk ci gouvernement bi secteur privé partenaire au développement yi ak yenn si ay kuréel yu nekk ci réew mi teewe neen présentation PAP 2A. programme bi ñu jagleel sukkaliwaat koom-koomu réewu Sénégal war nañ cee gën a mën a bàyyi xel gannaaw nag mbasuma coronavirus bi fexe nag ba sukkaliwaat koom-koom gi gannaaw nag mbas mi nga xamante ne laal na réewu Sénégal li ni mel nag di gis-gisu Souleymane Ndaw moom nag xam-xamam màcc ci wàllu koom moom nag laaj ba mu samp jamono ji nag moo di financement maanaam koppar gi nga xamante ne moom la ñuy amalee bile liggéey loolee nag moom moo ko soxal jamono ji Souleymane Ndaw gan la woon ci matinal bu iRadio
ak Alassane Samba Diop gannaaw gi la dénk kàddu yi Sophia Ba. nga xam ne mooy médicament bi njëkk mooy foog nga am xaalis bi koppar yi pour nga mën a relancer économie bi et xaalis boobu 14 000 milliards le gouvernement bi surtout d'ici à 2023 pour ñu mën ko mobiliser maintenant il faut ñu am ko bu ñu ko deful projet yu ñu entamé woon yëpp dina am yu ci soxe et pour cela pour ñu éviter ko il faudrait que ñu mobiliser xaalis boobu mobilisation bi dina am jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ci constaté mooy que ne ñun au niveau international déjà dañu endetté wu beaucoup actuellement norme UEMOA yi c'est 70%, ñun on est à peu près à 69%, c'est-à-dire que presque atteindre nañ saturation bi niveau de saturation bi moo tax ba nga xam ne ni loolu dafay wane question est-ce que investissement yu ñu doon def fii avant mooy TER beeg yooyu est-ce que jaroon na ko fii sachant que au niveau sanitaire on n'avait pas ce qu'il fallait donc loolu benn aspect la aussi bi nga xam ne mën nañ ko jàngat ci relance bi mooy wàllu agriculture bi bëgg nañ ko gën a renforcer et parce que Covid bi lu ñu jàngal mooy dañu am ay jafe-jafe pour li ñuy dundee ñi mën ko bàyyee fii tey jii nii bu ñu tëjoon frontières yi encore dina nekk jafe-jafe lool pour qu'on puisse assurer notre sécurité alimentaire moo tax gouvernement bi à travers ce plan de relance là décidé nañu concrètement ñu gën a accélérer ces projets là accélérer ces programmes là de manière à ce que d'ici 2023 qu'on puisse ñu jafe-jafe yooyu jeex tàkk. Institut Confucius amal safar wuuteeg lool nañu koy faral di gisee étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci boobule institut ñoom nag daal di dellusiwaat ci liggéeyub Serigne Touba Khadimou Rassoul waaye itam ndono gi nga xamante ne moom la fi bàyyi loolu mel nag ñu amal ko ci kàllaamay chinois fu fee nag ca Institut Confucius ci teewaayu Aminata Ba. ñu ngi fii ci biir Institut Confucius direction bi nag di màggal safar ngir delloo njukkal li fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi. daaray chinois ñu fay jàng ay xasida mais ku xam bu baax Serigne Touba ku xam bu baax Sénégal di nga xam ni loolu du mënta nekk mbetteel parce que boo jàngee xasida yi Serigne Touba boo jàngee jaar-jaari Serigne Touba di nga xam ni Serigne Touba àdduna bi yëpp ko tax a jóg. li muy wax jëmalewu ko ci sénégalais yi yemalewu ko ci africains yi doomu aadama yëpp la ko yemale parce que li muy jàngale mooy yërmande li muy jàngale mooy topp yàlla li muy jàngale mooy bokkoo ñu ni dañuy tànn ci xasaayid Sëñ Tuubaa xasaayid bi nga xam ni dëgg-dëgg ci sama gis-gisu bopp nag xëy na sax loolu sama mbiru bopp rek la dafa firndeel vraiment li ñuy wax ci xóotaayu ak màggaayu xalaatu Sëñ Tuubaa. nekk ndongo buy jàng kàllaamay chinois moom nag mu daal di def ak poème jagleel ko cheikh bi. 成果来今年他的事情学习经版支持是专人人类都有精神和专业的 ren dina ñi tànnoon benn xasida bu ñu wax yaa rahmaanu yaa rahim lu ko jiitu nag ñi wax ni lan mooy kan mooy Serigne Touba ak li mu sos muy yoonu murit moom mooy lan ñi xam leen da ko si nooy ndax ñoom dañoo ñëw def fi seen institut naam kan dañuy jàngal seeni culture mais ñu pourquoi pas ñu jox leen suñu culture jox ñoom ñu xam ko ni ñu xamee yéen seen bos. nekk directrice bi la institut moom nag mu am mbégte lool gis ay ndongoom di wax Cheikh Ahmadou Bamba ci chinois. 更加的和平，更加的美好。 waaw bon li muy wax léegi ci chinois mooy bés bi tey marqué na bés boo xam ne ñu ngi célébrer donc une journée culturelle donc de Cheikh Ahmadou Bamba donc ñu koy waxee safar donc ñu ko wax safar donc Sénégal ñu ngi koy célébrer ci l'Institut Confucius comme chaque année Institut Confucius aussi nekkul enseignement rek mais aussi y a la religion dañ koy jox gëddëm un jour mémorable boo xam ne Institut Confucius chaque année da koy célébrer pour Cheikh Ahmadou Bamba comme chaque année aussi dañ koy rafetlu di ko célébrer. Donc, parce que day montrer aussi les relations que le Sénégal et la Chine ont. direction bu institut Confucius di màggal safar ci beneen anam ñuy def ay gëstu ci Serigne Touba ngir rek bëgg xamal chinois yi lim fi bàyyi.
Aminata Ba màggalug Touba atum 2020 juróom-benn fan ci weeru octobre atum 2020 kon nañu ko daal di jàpp kon ñu ngi ci wàccaay bi màggal bi nag ñu fas yéene ko amal ci jamono ya mbasum coronavirus loole nag waral ki nga xamante ne nag moom mi ngi bokk ci unité prévention épidémiologique bu ministère de la santé moom nag ma ngay xamle di sàkku nag ci taalibe yi ngir ñu sàmmonteeg matukaay yi nga xamante ne ñoom ñoo bawoo ci digley kër docteur ngir rek moytandiku mbas mi. di mbasum coronavirus waaye itam mën a amal màggal gu jaar yoon moom nag Massamba Diouf lay wuyoo gan la woon ci seen émission Kennu Askan Wi ak El Hadj Malick Cissé ñu teewlu ay kàddoom. mooy fexe ba réduire wala ñu éliminer risque contamination yi war a am ci lieux saints yi mooy comme li soxna si doon wax léegi fi ñuy ziare mosquée yi et cetera camp de résidence yi. camp yi nga xamante ni maanaam dalwaay yi nga xamante ni moom la pèlerin yi di def et cetera fexe ba risque de contamination yooyu faible wala mu bañ a am du tout loolu aussi am na une série d'activités à mener et puis ci njëkk encore une fois ma wax ko mooy le respect des mesures et gestes barrières le respect des mesures et gestes d'hygiène kooku buñ ci tënkoo mën nañu réduire de façon drastique li ñuy wax risque de contamination deuxième bi mooy identifier ak orienter les personnes suspectes de Covid maanaam ñi ñu njort ci ñoom jàngoro bi ñu orienter leen parce que dispositif yi taxaw na ñu ngi collaborer de manière parfaite ak district sanitaire bi nga xam ne mu ngi au niveau opérationnel ba tax na bu ñu amee ku njort ci loolu ñun ñëpp dinañ xam fan lañ koy jaarale pour ñu mën ko jël en charge rapidement ba wàllante du am troisième bi mooy li nga xamante ni mooy rupture des barrières de résistance face au bon comportement xam nga loolu lu am solo la li koy indi lu lenn lu pédagogie par l'exemple boobu noonu ak engagement communautaire loolu ñu ngi ciy liggéey déjà gis nga ko dina la xalif bee si jiitu ak vidéo yi ñuy def won nit ñi ni ñu war a def ak moom ni mu wane maak ci jiitu ñëw leen def comme man beneen bi nga xamante ni moo ci topp mooy rejoindre sa laaj bi mooy la contribution à la continuité des soins ou des prestations autres que Covid-19 am na yeneen feebar yu dal nit ñi yu dul Covid-19 nit ñi dañ fay ñëw ku nekk ak la dal loolu aussi am dispositif yoo xamante ni danañ ko teg ba nga xamante ni bu nit amee beneen feebar wala beneen urgence am ñu mën la jël en charge. mas moomee di mbasum coronavirus tolluwaay bi ci réew ka Sénégal benn doomi aadama moom moo yokku tey ci lim gi nga xamante ne ñoo faatu ndax feebar bi yóbbu ko ci ñetti téeméer ak fukk ak benn doomi aadama ba mu duggee ci réew ka Sénégal ba tey ci bésub tey nag test ya ñu jot a amal ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn doomi aadama fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci daal di génn amee feebar bi di coronavirus ñaar fukk ak ñaar yi di ay cas communautaire juróomi doomi aadama ñoo ne jamono ji ci sauvetage téeméer ak ñaar wér nañu yokk ci lim gi nga xamante ne ñoom ñoo génn ci mbasum coronavirus ci réewu ka Sénégal. bi ci réew xibaar yi réewuk Guinée la ñu koy dooree ak élection présidentielle ya ñu fay waajal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi ñu dëgmal ak ki nga xamante ne nag moo di njiitu réew ma Alpha Condé ñetteeli mandat ga mu nam samp ci yooyu la jongante politique Front National pour la défense de la Constitution ñoom nag ñoo daal di amal démb ci talaata gi ab manifester ci réewuk Guinée ngir fësal seenu ñàkk ànd ba tey ci candidature bu Alpha Condé ci boobule jongante politique moom Alpha Condé ñu fàttali nag at yi mi ngi toll ci juróom-ñett fukk ak benn mu samp ndëndam ñeel ñetteeli mandat ci élection présidentielle ca réewuk Guinée askan wa nag jàpp ne kii di Alpha Condé dafa daal di salfaañe lépp loo xamante ne moo jëm ci constitution réewuk Guinée waral nag ñuy amal lipp manifester ngir rek ñu daal di neenal boobule candidature bu Alpha Condé. gannaaw Guinée ñu dem ca États-Unis génn dendo Afrique la ñu fay waxtaane itam di jongante politique élection présidentielle ñu ngi ci wàccaay li kon lu toll ci juróomi ayu bés laata li nga xamante ne nag moo di jongante bi ay débat dox na ci diggante kii di njiitu réew ma jamono ji Donald Trump ak ki nga xamante ne moom moo nekkoon vice président ba Joe Biden ñoom ñaar ñooñu nag jot nañoo jano ci débat moom nag bokk na la ñu fa waxtaane
débat boobu seenub diggante anam bi nga xamante ne moom la ñu yoree mbasum coronavirus ca États-Unis waaye tam wàllub koom daal nañ fa waxtaanee seenub diggante mu di débat bu tàngoon lool diggante Joe Biden ak Donald Trump beneen ponk bi nga xamante ne jot nañu ko fa yëkkati seenub diggante di boot di konte xeet ga ñuy nemmeeku jamono ji mu fës fa lool réewu ka États-Unis. gannaaw bi ci réew ñu dellusiwaat ci réew Sénégal yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si Baba Ndiaye la ñuy àndal li yéene kaay yi xëy fasal tey ja mbaa yéene nga ca mbas meeg tolluwaayam ci réewum Sénégal loolee tax ba njiitu réew Macky Sall su mu waxtaan wu yaatu ngir xool nan lay def ba koom-koom bi nga xam ne mbas mi da ko lompañal tënkoo ci Sénégal nan la ñuy def ba mu suqaliku loolee tax démb ñu amoon ndaje waxtaan wu yaatu depuis ko conseil présidentiel ngir xool wan yoon la ñuy jaar ngir koom-koomu réew mi tegwaat ci raay Soleil national ne en tout cas njiitu réew Macky Sall nag fësal nay bëgg-bëggam jëm ci atum 2023 yëglekaay bi ne bëgg-bëgg bu njëkk nag moom njiitu réew mi mooy fii ak atum 2022 mbir mi yokku ba yegg ci 7,2% ginnaaw di ko pétrole bi gaz bi ci Sénégal fii ak atum 2023 njiitu réew Macky Sall la mu bëgg nag mooy croissance bu réewum Sénégal yokku ba 13,7% yëglekaay bi yamu ca ndaxte nee na privé national bi dina samp benn centrale boo xam ne 300 mégawatts lay doon njiitu réew Macky Sall yamu ca ndaxte nee na yoroonu mbënd mi ci réew mi la mu def ci Sénégal benn gouvernement bu Sénégal moomee boppam ba tey ji defu ko ci njiitu réew mi fëgg dënam ne nag la muy wax dafa leer naññ muy Léopold Sédar Senghor di Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade bàyyi Karim Wade la mu def ci yoroonu mbënd mi kenn ci ñoom defu ko ci yëglekaay bi ne ëttu taskatu xabaar yi ak tourisme ki ci réew mi la ñu naroon a fay ci wàllu juuti état bu Sénégal tegg na leen ko ba atum 2021 la turbine fukk ak juróomi junniy milliards la ñu soxla ci réewum Sénégal ngir jafe-jafe yu mu nekk jëm ci wàllu koom-koom bi jeex tàkk ci Sénégal njiitu réew Macky Sall nag moo ko xamle daal di fësal ni fii ak ñeenti at nag bëgg na yóbbu taux de croissance bu Sénégal ba 13,7% rax ci dool nag ne moom njiitu réew mi fa mu teg ay gëtam dëgg nag mooy wàllu dund bi Sénégal moom ci boppam ba lépp lu ñuy jëfandikoo di bàyyi ko fii ci réew mi naka noonu itam ci wàllu pharmacie ak wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal laast ne njiitu réew Macky Sall beral na loxo ëttu taskatu xabaar yi ci réew mi ndax ginnaaw gi mu yokkee aide à la presse bi tere ko juróom-ñaari téeméeri millions yóbbu ko ba benn milliard ak ñeent moom njiitu réew Macky Sall jël na beneen dogal gu yees maanaam ci ko gàttal lépp luy charge fiscale teggil na ko ëttu taskatu xabaar yi ak ñi yëngu ci wàllu tourisme ci Sénégal njiitu réew Macky Sall ci bi muy amal conseil présidentiel bi démb ca jam ñaajo fësal na ni nag dootul dugal benn milliard ci secteur yi nga xam ne amul benn joyanti ne nag léegi noppi na ngir képp kuy wax ci wàllu mbënd mi ci réew mi ngir am débat gu yaar te nag kàddoom yi bawul kenn ci réew mi le témoin lu jege fukk ak juróomi junniy milliards sunu koppar lañu soxla ngir suqali koom-koomu réew mi nga xam ne kat appui la def jamono ji njiitu réew Macky Sall yamu ca ndaxte nee na ñiy wax naan danoo teggi seen yoxo ci yoonu mbas mi ci réew mi jum nañu ndax tey lañu gën a taxaw ngir mbas mi deltu ginnaaw ba génn ci réewum Sénégal source aané moom nag njiitu réew Macky Sall mënees nañoo jàpp ne daanaka ci ay gént la nekk ndax moom penku lay yeewoo bayeer yi yeewoo sow jant le quotidien ne koom-koomu réew mi nga xam ne daa sëngeem njiitu réew Macky Sall nag gis na vaccin bi ngir mu suqaliku vox populi nañu Mansour Faye càmmiñal Mariam Faye gi toj na réewum Sénégal ba noppi takkal rib Ousmane Sonko njiitu Pastef ndaxte la mu xamle moom Mansour Faye ne Ousmane Sonko dafa dikk ci bureau di ko saraxu sukk bay raam ngir mu jàppale ko mu gisante njiitu réew Macky Sall Mansour Faye ne li muy wax nag dafa leer nañi te fu leer nañi la ko teg te moom njiitu Pastef Ousmane Sonko gi muy yëkkati kàddu googee Mansour Faye ne am na ay seede waaye nag ne du ko wax vox populi ne colonel Kébé daal dina tontu Ousmane Sonko njiitu Pastef ndaxte nee na ku am ku dudd lakk ndax Mansour Faye mii xamul mënul jëful moom colonel Kébé yamu ca ndaxte nee na Mansour Faye nag musiba la ci réewum Sénégal gars yi Ousmane Sonko ñu fekk la ci lii quotidien nunu Mansour Faye la mu bëgg mooy fexe ba ñu teggi seenum gët fu ñu ko teg te nag loolee bul sukkandikoo ci gars yi Ousmane Sonko yi ne kenn mënu ko ci réew mi ndaxte sujet yi dëgg ñuy xaar ci Mansour Faye mooy muy di leeral ci li ñu ko dénk ci gouvernement bu Sénégal laas ne Mansour Faye nag jàdd na koñ ba noppi takkal rip Ousmane Sonko les économies Idrissa Seck dem nga woon ci dëkk ba tedd ba Touba Mbacké te ba muy dem moom ak Malick Gakou ak Déthié Fall ñoo ànd yëglekaay bi ne Adja Ndiaye mooy caméra wu woon bu Dakaractu bi nga xam ne waaye takku deru kaaraange yi démb dana ko toroxal duma ko duma yu metti yëglekaay bi ne Adja Ndiaye jamono ji yaramam neexul te ba léegi nii ma ngay des ci clinique bi loolee merloo ba futu taskatu xabaar yi ba tax ñu ne tey ji danañu dem ci makkaanu Aly Ngouille Ndiaye mi ñu dénk wàllu biir meeg kaaraange gi ngir jébaane alkaati yi ba noppi sàkku ci yoon dox ba jeex tàkk ba képp koo xam ne sa loxo takk na ci agression bi ñu def ci kaw Adja Ndiaye ñu rëq sa ndig yëglekaay bi ne mboolemu kuréel yi ëmb taskatu xabaar yi ci réew mi nekk dañoo naqarlu taxawaay bi nga xam ne alkaati yi amee nañ ko jëmale ko ci Adja Ndiaye source a ne tey mu neex diggante Téliko ak jëriñ gu ñu dénk wàllu justice yoon ci mim réew yëglekaay bi ne dara du sedd ndax avocat Souleymane Téliko yi nag saisir nañu bâtonnier bi ndax nee nañu janoon taskatu xabaar la ñu bëgg yëglekaay bi ne en tout cas kuréel bi ëmb magistrat ci réew mi nee nañu nag aljuma gi ñu dégmal danañu janoon taskatu xabaar yi ngir yebbi seenub dëgg laas
ne kuréel gi ëmb magistrat ci réew mi te taxaw tem la ñu def ne duñu may lenn jëru gu ñuy dénk wàllu justice yoon ci mim réew di maître Malick Sall. Khadim Ba seetal nañ ko wicc ginnaaw coow li jolli diggante Lok Afrique ak Carrefour automobile Libération mënu koy xamal Les Échos ni Zahra Iyane Thiam nag jënd mesure bu doy waar ndaxte nee na képp ku dem màggal gi ci makkaan gu ñu ko dénk boo dikkee dalay quarantaine mais da ngay seet loolu rek. Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd bekk suñu yaa programme jotaayu njolloo si kon fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégte leen ak xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn léegi ngeen ànd ak Cheikh Sall ci xibaar yi nga xamante ne moom la ñu jagleel màggalub Touba atum 2020 jaa ngeen jëf ci ànd bekk suñuy programme